sàkku ngeen également lu jëm ci wàllum lave-mains, lu jëm ci ay masque te loolu comme ni ma ko waxee mooy jamono ji moo ko laaj. loolu déglu nañ ci chef de service yi tour à tour médecin chef de district sous brigade d'hygiène mais déglu nañ ci également Croix-Rouge ñoom ñëpp incha allah jël nañ engagement ci ni alors bu ñu mënta def lu ëpp liñ defoon daaw liñ defoon daaw moom dara du ci fell dara du ci wàññeeku waaye ma bëgg ci dolli que ni surtout li nga xam ni moo jëm ci wàllum gel yi ak wàllum masque yi comme niñ ko defee ci CDD yi passé dinañ jéem a xool li nga xam ni moom la ñu dese ci ay masque ak ci produit d'hygiène ñu yore ko fii au niveau du comité départemental de gestion des épidémies loolu aussi xam naa ni bu ñu demee niveau régional dinañ ci interpeller waat le gouverneur mi nga xam ni mooy présider le niveau régional moom it bu fekkee am na yu mu dese ñu boole ko éventuellement lu district am comme ça ñu mën leen ko gën a jàppale. foofu sax dama ciy kontaan trop bi ma déggee Sénélec jël engagement bien que nekkul sax càkkutéef buñ ko jëmale woon waaye ñoom ñoo gis ni jamono ji laaj na ko te yàlla def na fàggu nañ ko kon dinañ ko mën a baaxe également famille bi maanaam lu jëm ci wàllum masque ak lu jëm ci wàllum gel. loolu aussi woo nañ ci la ville de Thiès waaye du moom rek la commune Thiès Nord également su mënoon a jàpp ci masque yi ak gel yi boole kook lam daan def at yi weesu loolu aussi du ci wàññi dara. wax nañ également lu jëm ci wàllum ndox mi biñ nee ndox nag dañuy daal di joxoñ Sen'Eau waaye itam le service de l'hydraulique. c'est vrai que hydraulique moom ñi ngi koy xaar ci lu jëm ci ay ñoom Ceneba ak lu génn biir Thiès waaye nag ànd bu rafet la ndax bu Sen'Eau jiitoo en milieu urbain bu gestoo war naa gis alors hydraulique ci kaw nu mu ko war a jàppale. donc Sen'Eau incha allah ñoom aussi dinañ jël engagement def li nga xam ni alors moom lañ daan def loolu tamit ci lu ñuy suivre la ci lu ñuy topp la. hydraulique mi fi teew defe naa ni taataan na bu baax li nga xam ni moom la comité d'organisation bi di xaar ci moom mooy daal fexe ba ndox moom bu ngeen ko séqee ak Sen'Eau mu nekk luy doy. te loo xam ne nii aussi ci anam yi ñu koy amee mu bañ a am benn rupture mu bañ a am benn ndog-ndog wala boog bu ñu demee ba nga xam ne laaj na ko alors bu ñu nee pëkk-pëkk hydraulique mu mën a daal di réagir pour mën a donc joxe ndox mi nga xam ne ñu ngi ko ciy xaar surtout en terme de citerne. lu jëm ci wàllu assainissement aussi abordé nañ ko. alors te assainissement moom daanaka day ñëw rek ànd ak moom it service d'hygiène parce que bañ ko tuddee muy ONAS alors xaar nañ ci moo wax dëgg yàlla lu jëm ci vidange fosse septique yi. c'est vrai que nag secteur la boo xam ne nii xañ na maa ngi koy bëgg a xam seen mébét ñoom it wax dëgg yàlla sori na seen volonté gis nañ ko parce que déjà le fait que chef de service bi. en personne bien qu'il soit malade mu déplacé wu ñëw loolu mooy wane ni vraiment bis bi jox na ko gëddaam mais dafa am loo xam ne ni lu bari daf dul dépendre ci moom au niveau régional moo tax gannaaw ba mu ko taataanee dafa jël engagement ni incha allah dina ko jottali ci ni mu gën a gaawe ay kilifaam pour ñu mën a réagir ba def ko ni ngeen ko bëggee parce que évidemment famille boo xam ne nii ñu bari dañuy jóge ci réew mi di ñëw même bu ñu fa doon def benn fan sax mais séjour boobu ak mbooloo moomu il faut mu bàyyi jeexital n'est-ce pas ci biir dëkkiin bi ak ci nga xam ni en tout cas moo jëm ci wàllum cet geeg yooyu loolu moo tax nin ci wooye woon service d'hygiène bu gàmmo gi jeexee mais noonu lañ ciy wooye également service mel ni ONAS avant mais également après aussi su ma nee nekk joxañ nañ élevage aussi ndax ku ne gàmmo
ni bernde ni lekk ni naan mais la ngay lekk aussi da nga koy lekk pour mën a gàmmu waaye doo ko lekk pour da ca loof moo tax dafay laaj ak caytu goo xam ne nii service yi nga xam ne ñoom ñoo koy taxawee muy service de l'élevage ñu saytu jur gi nga xam ne ñoom la ñu war a lewetal mais également contrôler saytu gannaaw ba ñu lewetalee ba pare lu jëm ci wàllum ndawal geek yooyu. am nañ également beneen liggéey boo xam ne dinañ ko liggéey lépp lu jëm ci cuisine centrale mais également fépp foo xam ne nii site d'hébergement la te mu am un foyer ardent. wax nañ ci wàllum sécurité aussi ñu jàpp ni lu am solo la ndax xañ na bi ñu toogee fii di waxtaan lu jëm ci gàmmu gi comme ni ma ko waxee keroog xañ na am na ñeneen ñu toog feneen di xool ñoom it nan la ñuy raase déem alors ñooñu il faut que ñu teel leen a waajal ñoom it sécuriser nga xam ni koñ bi wax nañ ñu léegi ni li wër koñ bi moom xañ na leerandi na waaye la jëm ca raay ba nag moom moo nekk foo xam ne nii lëndëm na loolu woo nañ ci Sénélec pour bu leen mënee jàppale en rapport avec la mairie ñu xool éclairage public bi naka lañ koy gën a jooyantee waaye police aussi mi ngi fi jël na engagement pour que kenn bañ a lëmbe kenn bañ a def loo xam ne nii naka sudul noonu la mais en même temps bu jour ba ñu xool naka la ñuy gën a mën a organiser circulation bi dem bi dikk bi parce que digal la boo xam ne nii xañ na dinañ dem ba oto yeeg moto yeeg nit ñi war koo bokk te loolu day laaj organisation kenn ku ne xam fa nga war a mën a jaar te loraange du am même engagement boobu aussi moom la waa sapeur jël. man la Serigne Alpha Ndiaye Dabaye di doom ci Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye nekk itam sët ci Serigne Mor Ndiaye Dabaye tey ñun ñoo ñëwoon fii tey préfet monsieur le préfet woo ñu fii ngir am CDD bu mu doon defal famille Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye moom moo waral tey moo convoqué ñu tey ñu ñëw fii ngir amal CDD bu mu doon defal famille Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye ñuy sant yàlla nag bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Serigne Mor Ndiaye Dabaye suñu yaakaar tey ak ëllëg suñu borom dolli ko leer di ko ñaanal itam Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye noonu lañ koy ñaanalee itam xalifa yi nga xamante ni bii jiitu nañ ko tàmbale ko ci Cheikh Mouhamadou Fadil Cheikh Mouhamad Ndiaye Dabaye Serigne Aliou Ndiaye Dabaye ak njabootu Serigne Mor Ndiaye Dabaye gépp nuyoo bi itam ñu di si jiital Serigne Abibou Ndiaye Dabaye mi nga xamante ni bii tey moom la yàlla teg ci bopp njabootu Serigne Mor Ndiaye Dabaye di ko jaarale itam ci rakkam Serigne Abdoul Khadir mi nga xamante ni bii mooy léppam jaarale ko itam ci Serigne Cheikh Sidi Ndiaye Dabaye jaarale ko itam ci Serigne Abdoulahi ba si Seyna Omar mi nga xamante ni bii tey mooy caatu Serigne Mor Ndiaye Dabaye tey nag ñëw nañ fii ci ndigalu Serigne Abdoulahi Ndiaye Dabaye mi nga xamante ni bii tey moom mooy xalif Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye nga xamante ni bii tey moom moo ñu fi yebal yónni ñu fi jiital ci yónnee bi rakkam bi nga xamante ni bii tey moo yore kàddu njabootu Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye gépp muy Serigne Cheikh Ndiaye Dabaye Bassirou mii ñu feggool nga xamante ni bii tey moom la Serigne bi yónni mu jiite délégation bi mu feggoo ko rakkam Serigne Abdou Khadir Ndiaye Dabaye mu feggoo ko rakkam Serigne Baye Cheikh Ndiaye Dabaye mii toog ak man mii nga xamante ni bii may seen rak ñu waxaloo ma tey may wax feggoo ko itam taalibe yi nga xamante ni bii kenn ku nekk am na bànqaas boo téye ci kër Serigne Mor Ndiaye Dabaye rawatina gàmmu gi tey ñoom la ñu àndal ñëw tey ci CDD bi nga xamante ni bii dara warlu ko itam lu dul waajal gàmmu kër Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye. waaw ku ne xam na ni gàmmu gi ren
da cee dafa am benn mbas moo xamante ni bi tey yàlla dogal na ni ren dañoo fas yéene ànd ak moom ci gàmmu gi waaye nag ni ñuy ànd ak moom mooy ku ne xam ne ni sëriñ Abdoulahi mi nga xamante ni bii mooy sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye jox na sëriñ Cheikh mii nga xamante ni bii moo jiite njabootu sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye gépp nga xamante ni bii moom mooy porte-parole bi moom it mu defar ay max yu bari nag ay masque yu bari sëriñ Cheikh mi defar na ko wut na itam ay gel yu bari bari waaye nag ku ne xam ne gàmmu Dabaye mbooloo ma fay daje kon nag ñu bëgg maanaam lu ñu waaye mën a jàppale ci gel mën ñu ko jàppale ci masque itam du doy ndax ku ne xam ne sëriñ Cheikh li mu defar bari na waaye itam lu mu defar itam lu mu bari itam mbooloo ma itam dana takku dana bari ba itam lu ñu waaye mën a jàppale itam ñu jël ñuy sant yàlla bu baax nag di gërëm chef de service yi nga xamante ni bii teew nañ fii fas yéene ànd ak ñun gàmmu kër Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye ba nu ñëwee itam wax nañ leen ñun li ñu bëgg ak li nga xamante ni bii mooy tax gàmmu kër Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye mën a yéwén ñoom it bañ leen waxee li leen wax it ñoom it dégg nañu am ni yéen itam suñu bëgg-bëgg itam ñu defal ñu ko comme ni ñu ko bëggee kon nag duñ def dara lu dul ñaanal leen yàlla ñoom ba seen yéene ak seen mbébét ci gàmmu gi yàlla mën na leen defal lu kawe seen jot ñuy sant itam gouverneur de la région de Thiès Mouhamadou Moustapha Ndaw ñoo koy sant bu baax di ko gërëm di sant itam monsieur le préfet département muy Moussa Diagne moom it ñoo ngi koy sant di ko gërëm ndax gis nañ taxawaay bu baax monsieur le sous-préfet itam si ñoo ngi koy sant di ko gërëm sëriñ bi di wax ne gàmmu gi mi ngi si woo ñëpp bàyyiwul kenn tàmbale ko ca monsieur le président de la république Macky Sall sëñ bi mi ngi ko ci woo ak gouvernement ñëpp bàyyiwul kenn di ci woo itam parti opposition yi nga xamante ni bi ñoo nekk ci biir dëkk bi ak ñi nekk ci yenn réseau yi yëpp képp kuy seet dégg suñuy kàddu wala nga di ñu seetaan ci télévision bi sëriñ bi mi ngi lay woo ci gàmmu gi di ci woo itam monsieur Talla Sylla maire de la ville de Thiès sëriñ bi mi ngi koy woo ci gàmmu gi nga xamante ni bi moom la ñuy amal muy gàmmu kër sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye di ci woo itam monsieur le maire Lamine Diallo sëriñ bi itam mi ngi koy woo moom daal képp kuy maire nekk ci dëkk bi sëriñ bi mi ngi lay woo ci gàmmu gi bàyyiwu ci kenn taalibe yi itam sëriñ bi itam mi ngi soñu ñëpp ci képp koo xamante ni kii yaa ngi ñëw gàmmu Dabaye rawatina gàmmu kër sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye sëriñ bi joxe na ndigal ni na nga sàmmonte kër docteur masque yi nga xamante ni bi sëriñ bi joxe na ndigal ni képp kuy ñëw na nga ko takk sëriñ bi joxe na ndigal ni na nga ko takk sëriñ bi nee na itam nañuy sàmmonteeg gel yi sëriñ bi itam nañuy wattu na ko itam li nga xamante ni bi mooy waral mbas mi di fi des sëriñ bi daal nee na daal képp koo xamante ni ki daal yaa nga gàmmu si ndigal li mu jox sëriñ Cheikh daal mooy na nga sàmmonte kër docteur ndax dañoo bëgg a gàmmu si jàmm jeexal ko ci jàmm dara bañ fee wàcc ci loo xamante ni bi daal mooy waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. Merci à toute la presse. C'est monsieur Mamadou Thioune, talibé de Cheikh Ahmadou Bachir Ndiaye Dabaye, représentant la famille pour la communication en français. Nous sommes venus en délégation conduite par Serigne Cheikh Ndiaye Bachir pour assister au CDD qui devait être présidé par le préfet aujourd'hui. Il est accompagné par ses frères Serigne Alpha Ndiaye Dabaye, Serigne Baye Cheikh, Serigne Abdou Khadr Ndiaye et d'éminents talibés qui ont assisté au CDD pour une représentation massive afin de donner à la journée la coloration qu'il faut. Nous sommes satisfaits de la réception que nous a donnée le préfet avec la présence de tous les services régionaux qui ont donné leur accord de principe par rapport à la bonne organisation du Gamou à Kër Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye. On sait évidemment que nous sommes dans un contexte particulier avec l'avènement de la pandémie qui sévit toujours dans le monde entier. Mais par rapport à sa présence, le marabout a pris toutes les dispositions par rapport aux mesures barrières pour que le Gamou se passe dans les meilleures conditions idoines.
Il a instruit à tous les talibés de respecter ces mesures concernant le port du masque, l'utilisation du gel et de pouvoir respecter les distances requises au moment d'être sur les lieux du pèlerinage.